yaram bi ak baay bu jur roox gi baay bu jur roox gi li ma waxoon sànq yow ma alastu bi rabbikum boo seetee irwa u nadim boobu sëñ mën la du jóg daga benn defe naa ne naar la koo xam ne ci ñu toppoon si Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu du gént lu mel ne jeneer la mu ni dafa ubbi téere bi di yër mel naka dafa gis ne lu mel ne yowmal xiyaam xëy ji yàlla yi di dugg di génn mu gis Cheikh Ahmadou Bamba dugg ba noppi bu mu génnee ne nag kuy ñëw ma yónni ko ci sama borom tabaraka wa taala mu ne man mu ne ko boo demee ne ko li ma jox bari na lool waaye na ma dolli ndax mbooloo mi topp ci man kenn xamul nu mu toll ba mu delloo mu ne su borom mi jox ko ba mu ne lii ma ko jox ëpp na kon li ma ko jox ñeneen mën nañ ci xet li ko ñoo xam ne duñ ne affaire li ñuy wax bambis mi na yooyu yëpp ci jeesi mën na am koo xam ne sax xamu ko wala daf koo dégg rek wala dégg ko mën na ci jëriñu bu ngeen seetee xasaay bi da ngeen gis ne mbirum suñu borom yaatal na ko yaatu boo xam ne loolee nga xam ne ku ci seet irwaa na di boobu da nga ko ci gis nga ko waaw noonu mu ko waxee nga xam ne mbooloo mu kenn xamul lu mu toll waaye suñu borom jox na ko lu doy mbooloo ma ba ëpp kooku xasalul yoonam dafa koo yaatal Cheikh Abdoulaye radiyallahu anhu dafa xam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ni mbiram yaatoo ak ni mu matalee mu ne sëñ Tuubaa xottul yoon dañ naan la charte yi yoon bi moom charte yi bëgg nga sëñ Tuubaa ba noppi na nga ko sopp sa bopp dem li ñu wax nag ne mu bindee nag ne mooy charte murid sadiq xam ngeen ko yëg ngeen ko ba tey sifaatu sadiqil murid ixtisa jamaatu boo xam ne xaw fa siraar wax na as-sidqu fi mahabbati cheikh na nga dugg ci sopp sëriñ ndax sëriñ bu la digalee sëriñ bi mat sëriñ donte dafa la njuumtee la ndëm la digal ci njuumte la ko defee njuumte loolu moo gën yow sa ñàkk a juum nga ca la ngay def dégg ngeen li ma misaaloon ci jëmm ji nga xam dafa demoon di tërbiwu koo xam ne du dara te loolu àggale ko ci yàlla ndax ngëm gi bu fekkente ne da nga dëgg ci sopp sëriñ bi waxoon naa ne almaru ma'a man ahabba ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe cofeel day boole ay ruux te ànd ko ruux moo gën a foor ànd xol moo gën a foor ànd jëmm Sëñ Tuubaa ay taalibeem kenn xamul lu ñu toll kenn xamul lu ñu toll ci baatin xam ne ñii ne murit lañu jébbalu topp ndigal yi xëy na am nañu dayoo waaye na mu waxe ci Irwaa Nadim boobu nii jëmm jooju waxe kenn xamul li ko topp lu mu toll kenn xamul kañ loolu dafa wane ne ci Ahmadu Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa yaatal yoonam ba amul limite waaye xatali ko bokk na ci li mu mujj ñëw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu gën a yaatoo mbir gën a bari mbooloon ndax nee na yomal xiyaam yonent yaa ngi puukarante ci gën a bari ñu leen topp wala yu itam ci ñu dañuy puukarante keroog ci ñi gën a bari ñu leen topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujj ñëw ndax keneen bi ñëw gannaawam ba nga saali taxaw jullit yëpp bokk ci mbooloom nga xam ne kon loolu ëppalee na ko yonent yëpp Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu na ko ci wet googu léegi ban moo doon laaj ñu mujj beeti ñaar yooyu noonu waaw boo ay fekkee ne am na keneen ku ci am lu mu ci dolli waaw waaw répété ko waxaat ko ma dégg mu ne waaw nasaltu ala imaamil kurama waaw mu ni safi fu aadiye sellalal sama xol Sëñ Tuubaa bu naan sellalal suñu borom sellalal sama xol dana jaaxal sama maax bi xol bi sell na sell boo xam ne si la képp ku xaritoo Yàlla bi sallallahu alayhi wasallam amuloo benn tomb gàtt ci sa xol amuloo ko ci sa ruux ku suñu borom di seet ba di la tànn def la Xaadimu Rasuul jëlale na amuloo benn tomb gàtt waaye sa cofeel ci Yàlla bi sallallahu alayhi wasallam àgg na fu nekk mënu la waaye da ngeen di xam ne yàlla ci boppam dafa dul jeex mukk te yàlla ci boppam jullit bu nekk foo toll yaa ngi bal lu tax bal bu ñu ko waral da nga xam ne mën nga jox sa borom xàqam ndax suñu borom mel ni mbindeef la nekk jox ko xàqam lépp ba mu jeex gannaaw nag suñu borom moom du jeex mukk te kenn mënu koo jox xàqam ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan ko inna fatahna laka fathan mubiinan liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ana lan mooy bàkkaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ak dañ wax ne ñoom seenu jëm ci yàlla dafa foor ba nga xam ne bu ñu
màggale yàlla nii teg ko fii tey bu ëllëgee ñu weesu ko weesu boo xam ne daañu rus ne fii mas nañ fee teg suñu borom ci xam ko ñu di ko jéggalu di ko tuub xasanatul abraar sayyi'atul muqarrabin li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala wàcce ci yonent bi baatin la ak zahir alquran waxoon naa sànq ne diis na diis boo xam ne boo gisee xaleel di ko jàng ba wattu ko wattu kaamil bi bind ko te dara wala mu wàcce ko te du yëg dara ci yaramam secret ba nekku ca secret ba diis diis boo xam ne la woon jël naa sa quran ala jibalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillahi wa tilka al-amthaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun waxoon naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni muy soppi ko bu aaya di wàcc ndax diisaa yi ñuy wàcc ci moom inna sanulqi alayka qawlan thaqilan alquran nag ci boppam wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah war naa su ko ne fi li ji waaw yi ñuy def ko istinaaf ñii def ko ataf waaye ñi gën a géeju ci xam-xam ñi gën a raasixoon fi ilmi yi nañu waaw yi istinaaful kalaam war naa su ko ne fi ilmi yaquluuna aamanna bihi kullun min indi rabbina wa maa yadhakkaru illaa ulul albaab kon alquran gannaaw moom du jeex mukk secret yi ci nekk sëñ bi xasida yi mooy ci guddi yëpp ci bari mujj alquran rek lay wax boo seetee jës bu moom mooy kitaabu rabbil kitaab booy binaan biram tihaawul maxtami lépp ci alquran du jeex mukk sëñ Tuubaa nag matana charte yi dékku secret alquran waaye lu ci mën a doon am na fu mu yem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ndax suñu borom dafa ne maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah ta'wiil ba dëgg moom suñu borom tabaaraka wa taala rek moo ko xam kañ lay feeñ yawmal qiyaama bu boobaa lu muy jëriñee ci nit ñi bu keroogee ba suñu borom tabaaraka wa taala jàng suuratu rahmaan allama al-qur'aana xalaqa l-insaana allamahu l-bayaan ba mu jeex ñu wane darajay Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam secret yooyu nga xam ne suñu borom diggante l'infiniment grand ak l'infiniment petit tànn na si ñi nga xam ne ñoom lay yen yooyu de kenn du ci doyle kenn nee ñu xol bu setee wecc borom du doyle mukk ci alquran sëñ Tuubaa li mu xam ci alquran kenn xamu ko waaye lu mu gën a xam rek di gën a xiif di gën a bëgg loolu mu ne saf fu aadiya li koy yaxfada ma nasaltuhu yonente bi sal mu ngo lii suñu borom tabaraka wa taala wàcce ci alquran ci ay secret wàcce ko ci xolu yonente bi nasalahu ñu ko ala qalbika bi iznillah sëñ Tuubaa lim ci xam ku ko xam waaye mu ngi mel ne ci xir ci ak li mu neexe ci moom ak ni mu ko bëggee mu ngi mel ne lim ci xam doyul fu mu toll dolli gis ngeen ne xej ji suñu borom tabaaraka wa taala fu mu toll day mut a dolliku ndax yàlla lu ngi am boo demee ba àgg ci tënkiin ba nga xam ne neen boo fi jógee boo nekkee ci sa bàmmeel da ngay jaamu yàlla boobu du luñ la togg moo tax ulama yi wuute ci ndax da lay am yool wala amul yool ndax day nekk bànneex boo xam ne moom day mel ni bànneexu àjjana jaamu ku ngay jaamu ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leneen suñu araaj romb na bokk na ci yonent yàlla Moussa ci yonent yi mu jiite ci Quds bi muy dem bàyyi romb na ko muy julli ci bàmmeelam yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam am na ci awliya yi koo xam ne nee na bu demoon àjjana yi di fa julli ñu ne nag julli boobu nga xam ne ndax julli boobu nga xam ne moom la yonent yi ak kumbarul awliya yi di julli ci seen bàmmeel bu ñu wutee ci am ndax dana am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu doomu aadama faatoo jëfam yëpp dagg ba mu des li ñu tuddee as-sadaqatul jaariya as-sadaqatul jaariya mooy li mu def bàyyi ko fi nit ñi di ko jëriñoo juróom-ñaar yooyu xam ngeen ko ki nga jàngal muy jàngale di jàngale ak teen bi nga gas ñu di ci duy nga faatu bu yàgg ñu di ci duy ci jëriñoo garab yi ngay nga jëmbat yu mel noonu ak jàkka yi nga tabax dégg nga nit ñi di ci julli fekk faatu nga bu yàgg yoram dina fekk si sadaqatul jaariya yooyu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne doomu aadama bu deewee jëfam yëpp dagg ba mu des yooyu wala maa ngi posé question waaw kon ñii jaamu yàlla ci seen bàmmeel ndax ruu yi dañuy jaamu yàlla ci seen bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waqt Tabuk bi nga xamee ne Seydina Jaafar ibnu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi ñu daggee ñaari loxo yi ba noppi rey ko mu ne gis na Jaafar mu ànd ak malaayika yi di naaw di bégal maanaam di yëgal ahlul biche ne leen léegi ngeen am taw ak ni ngeen marane woon nga xam ne kon Seydina Jaafar ibnu Abi Talib mu ngi ànd ak malaayika yi di jaamu yàlla ndax mu ngi liggéey foofu noonu ñu ne leen ruux yooyu nag nga xam ne dañoo
sopp suñu borom tàmm ko bëgg ko ba nga xam ne dara neexatu leen lu jëm ci suñu borom rek nga xam ne ñu ni ma ko waxee woon ni Cheikh ci wax Abdou Bislam mu ne bu ma mooy yàlla te dem àjjana ma bari mooy yàlla te dem safara ma ko gënal nga xam ne ñoom mooy yàlla moo gën a metti ci ñoom safara moo ko gën a tiis bañ mooy yàlla nga xam ne leer yiy dugg si ak bànneexu leer yooyu àgg na si ñoom foo xam ne yemale wuñ ko dara ñu ne ruu yi nga xam ne dañoo sell bu ñu génnee seen borom ba nekk barsax am na ci yoo xam ne dañuy ànd ak malaayika yi Seydina Jaafar ko noonu Salmaanul Farisi nee na julli dëgg ak gëm ji bu faatoo roo xam day wëndeelu di xetlee ak di seetaan ak maanaam li ñuy wax promenade di doxantu Limaam Maalik ne balaxani anna nasamata al mu'mini tadhabu haythu sha'at mu ne nee nañ ma ruuxu jullit bi ak gëm ji yàlla ji bu faatoo day wëndeelu ci gox loolu gis nañ ko ndax alamul mulk ak alamul malakut dañoo def nii alamul mulk mooy adduna bi mu nekk nga xam ne matière la lépp matériel la lu dul suñu ruu yi rek matériel la léegi alamul malakut nga xam ne moom mooy lu spirituel loo xam ne ay ruu rek la ni ki barsax bi nga xam ne ci la ruu yi nekk ak malaayika yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante boobu ñoo ñëpp nga xam ne danay am ay correspondance nit ki dana gént gis diw mi faatu woon mu di ko wax loo xam ne lu dëggu lay doon diw ameeloon naa ko ba fayal leen ma ko faral nañ koy gis dañ ko dana am ci gént yu bari nga xam ne kon li ñu wax ne alamul malakut alamul mulk misaal la ci alamul malakut nga xam ne dafay am fu ñuy gëndoo roo yi di jëriñante roo yi kii dund roo am mën na jëriñ roomu kadee loolu ku ne xam ne ko ndax ñaan yi ñu leen di ñaanal ak jullee gi ak yooyu yëpp ak ziar gi dañ ciy jëriñ ruux yi ña dee dana jëriñ ruux yi ñuy dund gis nga noonu Seydina Jaafar ibn Abi Talib ak gis nga noonu Cheikh Abdoul Aziz Dabakh waxee ne Limaam al-Ghazali bu ma ko gisee rek am nga yëre yoo xam ne boo ko gisee rek xeeb sama bopp waaye dana bari ay xeeti xam-xam yu koy jëriñ ci àllaaxira yi mu ñëw di ma ko laaj te booba kii mu ngi dund kee jóge ne naka noonu ruux yi ña dee itam ca barsàq noonu la ñuy jëriñantee nii ruux yi ñi nga xam ne ñi ngi dund ci adduna ñoom ruux yi ñu dund ni ñuy jëriñante bu jëriñantee waxtaan nañ ko ay yoon te soxla ñu koy xóotal fàttali naa sax laaj ba mu doon nati asalaamaaleykum. waaw kon ñu ñëw ci benn laaj bi dañoo bëgg a dimbale ñi nga xam ne dégguñu wolof ñu njëkk laaj yooyu kii dafa wax ne please explain the hadith about the punishment of sleeping through Fajr prayers, because a lot of people use the excuse that this is not a Muslim country and they work late, so it's a hardship to get up for Fajr prayer. Please explain that they must struggle to attend the Juma and make all their prayers in the proper time. Kon ñu bàyyi Serigne Moustapha mu tontu lool. doo wax wala fi laaj bi ba ñu xam ni ñuy laaj mu ne. waaw dafa laaj ci wolof wax ne. dafa am ay doomu aadama yu bari yoo xam ne du ñu jóg fajar ngir julli fajar. day wax ne dëkk bi daal dafa nekk dëkku yéefar ba tax na duñ mën a jóg fajar mu ne mu wax yan nattu la ci hadiis yonent bi wax tey ñu wax sunu mbokk yi ne dañoo war di bëre seeni bànneex day jóg fajar dem di julli jumaa loolu lay laaj. First of all, you must understand one thing. When a recommendation is given, some people execute, some people linger behind, some people go through halfway. And we have to understand that that's human nature. Sometimes we obey, sometimes we disobey. And whether you obey or you disobey, you are always, at all times, constantly in a position to seek forgiveness. Now, that doesn't justify the fact that we should get up during Fajr time. But to say that when you don't get up on Fajr, you'll be punished and you'll go to hell, I think that's wrong. It's simply wrong to say that. Allah is merciful. His mercy prevails over His wrath. We should remember that. And He has more kindness
towards the creatures than a mother had towards her baby. And we should also remember that. So therefore, yes, even though we are in a non-Muslim country, we should also struggle. It is a struggle to try to achieve our regular daily prayers and other obligatory duties. It is simply about struggling within oneself, and this is, as a matter of fact, where a lot of spirituality comes about. Because the more you struggle, the more your spiritual station is raised, and the more your spiritual rank is raised. So therefore, whether it be the Fajr prayer or other prayers, you should be able to do them. If you have a clock, set the clock and get up on time and do the prayer. If you have a lawful, justifiable tool not to do the prayer, you should make it up, whether it be that prayer or the prayer that follows, and so on and so forth. So therefore, to answer this question, I think that's something that we should think about. But as far as trying to apply any kind of punishment to the creature who does not execute the commands, that is pretty hard, because there are a lot of commands that we also don't do, and it is only through Allah's mercy. Allah will justify, will judge us through His mercy, but not through the effect of His justice. That's what one thing we should always think about. I think we'll wait till the Sheikh comes in and we'll, okay. Another question came in earlier that I would like to answer. This is a young person who just became married. My parents didn't teach a lot of Quran instead of going to Quran school. I went to French school. I memorized a lot of qasaids, but no Arabic. Could you please give young people like myself a guide to being a good Muslim murid, like, for example, learn Quran and Arabic, doing the work, etc. Thank you for posing the question. maanaam kii def ne ab jullit la gone la buy soog a dugg ci yoonu murid ku jébblu mu ne maanaam ay way juróom yóbbuwuñ ko woon ngir mu jàng alxuraan waaye ci école yi lañ ko yóbbu léegi nag moom dafa bëgg a xam lu muy maanaam def ba jàng ba mën a jàng arab maanaam mën leen xasaayid yi mu ne bien que mokkal na ci xasaayid yi bu bari waaye ci translittération loolu ñuy wax translittération bi maanaam ci la ko mokkale dañ koy bind ni lu France moo xam ne boo koy jàng day mel ni arab yi ngay jàng waaye nag teewul maanaam daal njàng mu lay doon waaye bi lu ma ko xasaayid yi ñu ko wax ci arab correctement mooy noonu la ko def léegi nag dafa bëgg xam lu muy def ba jàngal ko arab ngir mën a jàng xasaayid directement ci arab. That's a big problem. Sorry. Sorry. That's the term. Maanaam gis nga ñu wolof yi tam wax rek ndax sax am na laaj boo xam ne bëggoon naa ko laaj ci tam am na bu ñu ko mos a junjee ci Paris ndax daf ne xam nga dañoo tam wax ne suñu borom maanaam yàlla na ndax kuy ñaan day ñaan li gën ci moom way laa la suñu borom nit ki dogal ci moom maanaam defe na Paris daal mos naa ko fa laaj booba